Yes, guys, ñu ngi nii live si programme yi Big Faa right now is a press conference and obviously you know how we do it Gambian Talents TV lépp loo xam ne rek mu ngi happen si biir Gambia dinañ leen ko bëgg a indi live and direct bu leen daw bu leen tiit bu leen xaadi taxaw leen rek xaar ma man ma amee oto bi dem ak yéen bu boobaa rek press conference leen wax neen dem ak press conference. Assalamualaikum to you all. My name is Mohammed, but people know me as Buf Balde. Welcome to the press briefing of Big Faa. We're gonna make it a brief one, and you know, I know we're not gonna, spend much time here, but we have like Big Faa in our midst, and we also have Mad Dragon. I know most of you know who Mad Dragon is. He's an artist. You know, he have been with Galaxy Crew, and before Galaxy Crew, he have been doing his own thing. Then later on with Galaxy Crew. So, you know, all of you are welcome, and we have like MC Mbai in the building, and we also have the rest of the, the rest of the crew are from T-Town. So we're gonna have like a quick one. We're gonna have a session like question and answer sessions too. So, you are all welcome. But before we start, maybe we can have like an opening prayers first. yéen a ko gis artistes yi dañoo ñaan jamono ji nii la. So basically the reason for the press briefing is about the album launching. We defer for album launching, which is going to be launched on the 15th of December at Pinchami Hall. That's the reason of the press briefing. So I think like Mike can also get us through, through the, everything that we need to know about the album launching. So Mike. Assalamualaikum. Comme ni ko waxee rek si wàllum nasaraan waaw dañ fi teew tey pour xew-xew bu mag bu war a am maanaam pour def presse conférence bi yëgal askan bi Gambie ñu fi nekk ak ñu nekk si biti ñëpp yëgal leen lu xew ak lu war a xew ak naka la war a xewee waaw ñu ñoo xam nañ ne Big Faa past 2 years yi mu ngay def wonders si Gambian music scene bi te gis nañ appréciation bi ko poli bi apprécié so loolu tax na ba dem ba loolu moo ko indi ba muy génnee album si at bi ñu nekk nii understand nga muy 2018 understand nga December 15 lay lañ album bi nag soo gisee ñu koy loñ mooy ñun ñëpp xam nañ Big Faa fan la jëmale kàddu mooy askan bi ak réew mi lu leen soxal moo ko soxal ba tax na album bi tamit xam nga ñu defar ko la tudd ñu defar ko boobu nag December 15 lañ ko indi maanaam mu nekk loo xam ne moom la ñëw ngénte album boo xam ne mooy second album sa life am ñu koy def fële si pénc bi xool soo gisee tey jii tamit ñu def presse conférence pour wax nit ñi tamit musique bi fan la toll ak programme fu mu toll ak Big Faa fan la toll loolu moo gën a tax tey jii ñun ñëpp ñu ñëw fi tey jii pour fas yéene feccante couleur yi ñu nekk askan bi wala ne tamit understand lan la Big Faa liggéeyal Gambia ak lan la pare pour Gambia moo tax tey jii ñu ñëw ñëpp teew fi understand pour waxtaan lu jëm si album bi muy December 15 fee jëfe xool album boo xam ne ñu defar ko lu tudda ndax tey Gambia ñëpp xam nañ ni Big Faa fan la leen jëlee ak fu mu leen indi ndax fu mu leen jëmee ko gën loolu Olof Njaay di wax rek xam nga nit ki nopp mag na lu nopp dégg na lu mag borom waaye du tere tamit ñuy bamtuwaat pour ñeneen ñi nga xam ne dégguñu woon because ñii dañ déglu rajo ñii duñ déglu rajo ñii di seetaan télé ñii di seetaan télé waaye am na ñoo xam tamit si internet bi understand nga ak si online TV yi lañ ko dee base seen mind pour mën a xam lu nekk yow dem nañoo rek mooy December 15 la ñoo album bi incha allahu rabbi samedi ëllëg su delsee pénc bi xool di wax Gambien yëpp nañ ñëw Big Faa mooy xewle seen doomu ndey xewle te ñu defar ko Gambie yëpp war a defar bi fu nekk la si xel yi la si musique bi la si dëkkuwaay la si rajo yi la fu nekk la tey ji moo tax ñu ñëw si presse conférence bi waxtaan ak askan bi wan leen li moo xew wasalaam boobu waaw def naa loolu la amoon lu ma wax daal. Thank you very much, Mbai. I think you all heard what Mbai said. It's all about the new Defarco album launching. I think all of you have been seeing like posters and also on social media how the promotion is going and all that. But to tell you what is inside also, the reason why the new Defarco album is being launched. I think this is not the first time Big Faa is launching, like let's say a mixtape or an EP or whatever. But this is one of the biggest projects ever.
that Big Faa is doing right now. Since he started his career, I can say. You know, the New Defarko, it's something like we started working on like long time ago. It's not something that we started, you know, let's say, you know, 2 months ago or 3 months ago. But we started it since, if you guys could remember, the time that we had the Anything concert. That's the time that we started working on New Defarko album. You know, we have been working, you know, going up and down, you know, doing so many things. And also, that's the time that he dropped the song New Defarko. So the reason why New Defarko, it's about things that are happening in the society and things that are happening in the country. That's the reason why he came up with the song New Defarko. You know, he came up with the lyrics, you know, show it to, you know, my eye and, you know, the rest of the team. And then we thought it wise, you know, okay, Big Faa, danga wara record song. So after that, then we name it after the album, the song after the album. But I know Big Faa can tell you more about everything, like his songs and all that. So I think, okay, before Big Faa, let me just introduce Mad Dragon and then let him say a few things about, you know, he been here. waaw ñun nuyu askan bi comme ñun dee nuyoo rek waaw ñun suñu nuyoo booba mooy nuyu askan wi si nu ñu yaree muy salaamaaleykum Big Faa di nuyoo asalaam waaw kon yaa ngi gis mooy loolu ah waaw ok tey dina nekk mbégte pour ma toog fii understand ndik lii Big Faa di def lu ma xam la lu ma dundal understand ma doon koo xam ne understand when it comes to Gambian music suma generation ak generation bu mag suñ ne Pa Malick aka Mad Dragon xam nañ man may kan because I've done a lot when it comes to Gambian music tey history suñ koo wax mënuñ cee ñàkk a jéem njëkk the first rap video clip bu GRTS tijjee suma video clip Zone 2 su ko ñu bari fàttale ko am na ñoo xam ne ñu ngi nekk xale understand ok after that maa ngi si game bi maa ngi si organizing events I've been doing a lot understand te Big Faa comme daf ne ñu defar te suñ ne defar rek mooy ñu defar réew te ñun réew maa ñu ñor ku ñu xam-xam ne bitim réew lañ dëkka jamono ji di moodu waaye luñ am Gambia lañ ko indi kon ñun Gambia mooy suñu réew te Gambia lu ñu ñor suñ demee ba dégga ku ne ñu defar suñ ne defar rek defaraat lu yaaxu ñu defar xol yi la ñoo njëkk a defaraat nekk benn ba pare xool mbedda bi xool dëkk bi xool nit ñi xool lépp defaraat kon tey mbégte la pour ma ñëw toog fii wax sànni sumay kàddu Big Faa raka la artiste la ba pare mu doon koo xam ne yàggamaa bégee di xool sumay tànka understand di ko ñaanal nag carrière bu mu door nii doorin la rek te musique nuñ ko dee waxee comme géej la nooy gën a sóoboo di gën a sori te tey jii ku xool Big Faa ay at ci gannaaw ak tey jii xam ne mu ngi gën a ñor te loolu du am fu mu em understand wax na ko mooy kàddu askan te ku ko déglu rek xam ne lu mu dee wax yëpp du pour boppam askan waa ko ñor te ñun lu ñor askan bi rek ñor nañ understand so kon ñu ngi leen a wax ne rek December 15 ku am lu yaaxu indiwaale ko si bunta bi ay defarkat dinañ fa nekk defarkat yi daala defarkat yi télé defarkat yi moto te duñ la laaj dara understand nga defar yëpp ba pare nag after concert bi ñu defaraat xol yi yëpp nekk benn Gambia dem ci kanam pour muy leer peace ah waaw mooy loolu yes yeah Sara yes it's like let me speak a little bit English you know?
because you know I have my degree last night. Yeah, from Oxford. Okay, Legi, it's a big pleasure having you guys here, and I'm very glad that seeing all these media houses, you know, they're all here for Big Faa. I can only say thank you first of all to you guys. Suñ fa jógee nag ñu dem ci wàllum coach Barma wala fal ko léegi suma gaay nag tey lu ñu tax a jóg ñu defar ko la nag ñu defar ko dafa bëri dafa ëmb lu bëri comme lu may wax gaay nekkul ne comme it's only music but it's beyond music comme lii ëpp na music because tey su demee ba paa yee maire yi xale yi ñëpp di déglu Big Faa di ko bëggee ba pare di déglu message bi ci music bi xam nga mu nekk loo xamante ne ñeneen dañ koy déglu mu change leen ñeneen dañ koy déglu mënu leen a change because maybe yàlla noonu la leen dundee but comme ñun lu ñu tax a jóg mooy di defar askan bi comme luñ gis ne naay sut ñu wax ko gars yi jéem koo defar because ñun mooy suñ doole mic bii nii you know ba pare tamit ñu am ñoo xamante ne ñu ngi suñu gannaaw because Big Faa kese du dem so ñu nekk suñu gannaaw di ñu jàppale tey koto bii nii xam nga wax na leen ne yàgg naa def waaye tey dafa gën a def mu gën a leer because you know su fekkente ne Big Faa mu ngi def music kenn xamut ko moom mu jàppa si ba tey ñëpp ñuy ne Big Faa su ñëwee toog fii nii dafa war a ñëw su ñëwutee dafa war a ñëw kon buroo ñëw nga bëggee waaw and the team Bouf I see you ñoom bay yëpp nuyu naa leen léegi nag December 15 moo bés boo xamante ne ñu ngi si Gambien yi yëpp pour ñu ñëw ñu bokk a bés bi ñu defar ko because ok ñun fii lañ dëkka si réew mi comme lu ma dee wax rek duñ seetaan réew mi di yaaxu duñ seetaan keneen ñëw di ko yaaxa so moo waral tey ñu ñëpp nañ leen dinañ ñeneen December 15 ñu ñëw ñu tase foofu noonu ñu wone comme lu ñu yaagaan liggéey depuis last year ba tey because depuis last year ba tey Big Faa tegul benn event lu dul ñu defar ko bii nii December 15 you know ñu bugg a Gambien yi yëpp ñu gis ci seen boppa ñu bugg a Gambien yi yëpp ñu ñëw ñu support because tey man suma tànka ak suma music lépp lu ma def lépp looy dégga ci Big Faa is for the country nekkuma fii pour di naxaate nekkuma fii pour di xam nga xool bëti kenn wala nii lépp loo xamante ne dëgg la man ma gis ko dama ko jotali askan you know what I mean through my music man dama taxawal suma askan through my music dama faytal suma askan and through my music dinaa jox suma askan message ba mu génna outside the country ba pare tamit dañ bugg a set exemple boo xamante ne tey Gambian artistes yi dinañ mun a am fit taxawee si dëkk bi ñaari tànka because suñ demee well no problem I can speak some English no worries why we doing this is for the country why we organizing this press conference and doing this album launching is for the Gambia because we are Gambians and we are here representing our country. So we are artists and representing our people. Like I said, I'm the voice of the voiceless and I always stand for the poor people, you know what I mean? So this new Defarko album is something that is very important to me and is very important to my career, and I would like to inform the Gambian people that this is more than the music. Because when you said let's fix it, you Defarko means let's fix it. Angale bina na for Fort Toronto. Angale Oxford. Okay. So sumalen chahabale tuti ma chahabala kochi. Mariama bo do ma rey Mariama. Bang. Legi comme music industry lan motax muy ñuy jox problem all the time moy ñun sunu people bi nekkuñ di ñu bàyyi xel like 100%. Lan motax mene nekkuñ di ñu bàyyi xel like 100% is because of the lack of support from our own good people. Ñu ñoo seetaan ñu ngi soxla yu bëri tey mu nekk muy jafe si ñun. Like compared to other countries, when you go there, you see their artists, they have
100% support from their own people. You know, nekkut comme ñun fii nii suñu amee event dañoo daw si gannaaw compagnie yow looy fay paas loolu moo ëppa luñ la dee jox next minute and then dee bugga nga ñëw seen office yi dem ñëw ba sa event bi jot ñu ñëw jox la benn anything waaw you know suñ jógee si loolu tamit tey gis nañ ne Gambian music suñ own people bi door nañ di ko fullaal soo déggee loolu mooy door nañ di ñëw si suñ show yi ba ñëw feesal stade santa yàlla waaw because lii lañ yàgga fight am na koto yu fi nekkoon paa yi ñoo fi jëkkee woon ñu nekka fii mu métteeg ñoom Gambien yi understand ñu pour support ak nu ñoo supporté ñu dem koto yi ñëw am na ñu bëre dañ dem out ñibbiseetuñu because of dañ ragal suñ ñibbisee fii nii they will not have that support they deserve to have from their people moo tax ñu dem ñu toog léegi ñun ñoo fi ne fas yéene defar music defar réew defar tali defar nawet defar newspaper yi defar radio yi defar télé yi defar lu nekka ba tey sunu askan bi di ñu ñëw di ñu uyu si they come support our events and then it's bigger than international artist events. I see it in the Gambia and I'm very proud of my people. I'm very proud of Gambian people right now. Man maa leen doon wan ne Gambian yi den dese eewu because of su fekkente ne nekkul di ñu support ñun ñu dëkk si réew mi loolu man dama gis ne ñaaka eewu la waaye léegi falaaw ñu dem ba jamono di dox gaay di understand ne jani kañina wula kono ñino balundi yesu kono ñino balundi thank you soose boobu leer na suñ jógee si loolu suma mbokki artistes yi yëpp maa leen a oo si bis bi di leen invite ñu ñëw ñu jàppa si bis bi te gaay jàppa nañ si ba pare because soo duggee Facebook virib soo duggee WhatsApp varab nga dugga Instagram virib nga dem Twitter varab nga dox si mbedda bi billboard si poster yi flyer yi alhamdulillah santa yàlla di faadab doo runga be ponde tey xam ngeen li xew tey I got the keys to the Volvo, xam ngeen fan la Volvo bi jógi du ma leen ko wax tey December 15 soo leen ñëwee ma wax leen ku ma jox the key to the Volvo pour muy le because man I am proud nekk si dëkk bi fii di fi runga benn nit jël caabi moto ne la virib dawalal ma dugga ma taal ma bos mu daw su yàggee mu jox ma pileen de wallaaw léegi maa ngi oote ñëpp ñu ñëw si bés bi because Gambian bés la nekkul bési Big Faa you know because Big Faa lu mu wax foog naa ne loolu rëy na te tamit luy njëriñ askan bi yëpp la mooy defar you know moo tax ñu invite si ñëpp invite nañu compagnie si ñu support si bés bi Africell the best GSM company in the Gambia because Africell lu ñoo defal artistes yi si réew mi keneen defu ko si compagnie si réew mi te ñooñu ay naar lañ si shame doo suñ jógee si loolu Global Properties yàgga nañ ma defal ay bagage ba tey ñu ngi defal ay bagage ñu jógee si loolu Goras Boutique jox nañ ñu lu ñoo sol baan bi yëpp lu ñoo sol jërëjëf suñ jógee si loolu bàyyi may kan radio station yi yëpp ak kan bàyyi may media house yi yëpp ak kan bàyyi may taxi driver yi yëpp ak kan bàyyi may individual yi yëpp ak kan mbëri ak ñaan Talinding foofu nag laay mujjee bi ko foofu laa ko tëjee nag bi ko caabi bi yëpp Talinding la nekka Talinding man ñoo ma jox digiri yaru ngaa tisoli jox ma la tabaako looy tisoli Talinding la amee digiri Talinding ñoo ma jox digiri man tey I'm proud to be a T-Townian naka lay ko correct na T-Townian
it's good. Dafa metti ci angale tay de. Okay. Wow, léegi di jaajëfal yéen yëpp. I would say thank you to all of you, and then just giving you appointment next Saturday, December 15 at Benjamin Hall. Be there 6 o'clock. Because what telling the ñu 5 o'clock. Guys, you ñoo nekk Benjamin Hall 5 o'clock. Wana leen lulu. Na guy teel a ñëw ku teelu ta ñëw soo mënutee duga. Don't blame me. Don't blame me because ñun suñ ticket yi jar na de. Tickets yaa ngi on right now. Talinding jaay nañu 500 ticket. Buguma ko woon a wax waaye naa ko wax suma yaram ngeen tàngal. Da ngeen ma yëngal. Okay. Gambian Talents no. Naa leen defal baga because ñoom ñoo post ne man police la dañ ma fay. Mais mën naa yéen fu ñoo mujj may leen moo tuuti waaw so su ko defee wax ji du bëre because suma xool fees na saratu Mariama affaire si yëpp moom moo nekk si gannaaw moo xool lifin yëpp ak haste yu ma boole di has Mariama soo ma hasaate naa may projet baan ok thank you yooyu yëpp loolu leen bind rafet na dégg jërë ngeen jëf Gambian Talents thank you Mr DJ MC Mbaye mag yow yaay bagaas yi pour muy leer so lu ma wax mooy artiste yu ma invite tamit ñu teel a ñëw and then thank you Gambia thank you everybody ñu support bés bi ñoo xamante ne ñu ngi si Facebook bi mbedda bi billboards yi everywhere maa leen a wax ne thank you very much amu leen morom kontaan na I'm very glad to have you guys here so su ko defee ba defati ko Saturday ñëw leen 4 o'clock 5 o'clock Talinding ñu fa 6 o'clock Latrikunda 7 o'clock Tabokoto ok road show bi ëllëg 3 o'clock Westfield ku ñëw am nga free t-shirt soo leetee nag da ngaa jënd t-shirt 10 first people yu jëkk a agsi Westfield ëllëg am nga t-shirt free t-shirt yu baat la nag nekkul t-shirt yi fu ñu fayang yi nii waaw ma ne pare na jeex na ma ne pareeguma dama war a thank you guys okay thank you let's go Okay, let's go in for the question and answer session. So if any of you have a question, then you can answer. Like telling me Emrek. Yes. I want to know how many tracks in the album and who are the producers and how will you market this album? And whether the album is ready, because we have seen in the Gambia some Gambian artists will tell you album is ready. But at the end of the day, if you go to the night, you will not see the album. Yes. We expect you to display the album here. Definitely. But since in the Gambia, they are not buying albums anymore, they are not buying CDs, and we spend our money on it, pay the duplicators to duplicate it for us, pay the designer printers, they do it for us, and no one buy it. So we prefer to put it on medias, social medias, to sell it there, like iTunes, you know, Spotify, you know what I mean? So we doing this for our own fans to get used to it, like, okay, to follow us on the social media, to buy our songs there, so that we can make some little change. It's better than we drop the album, print the CDs, no one will buy it, and they will be calling you like, boy, Philip, don't send us soundboard, digiri, Senumala, them all iTunes. Another one. Yes. Still question, another tracks. Yeah, the album have 10 tracks. 10 tracks produced by What Now, J Live, and Shy Boy Entertainment. Go on. I want to know your music concept. Since when have you started working on this album? Definitely. Yeah, we started working on the album like both sides since last year. Yeah, and then, okay, the concept of the album is about the country and it's about the social life, my people, my own self, and everyone else in this country. You know, we're doing this, you know, to stand for our people, because we see a lot of things here that we need to fix and it's not fixing.
What? What are some of those things that we need to fix and we are fixing them? Right now we don't have electricity. Water 2 months pipeline amuñu ndox. Léegi ñu jógee ci pipeline ma taal Virip TV wax leen ko. Léegi ñu ne xaaral léegi Big Fassa fu mu dëkk foofu la ñëw dog ndox. Amuma ndox yi naan. Jënd naa Evian ba suma saal bi fees na. Ku bëgg nga ñëw ma mel la hoti butéel nga jaay juice. Léegi taliba ngi nii amuñu mbedda amuñu yoon amuñu dara. Ba pare tamit ci kaw loolu yaa ngi gis tribalism mu ngi am ci biir réew mi te ñu ko nekk di cause lu ci gën a bëri nekkuñu ay xale ay mag lañ because of lan la xol yi lañ defaruñ xel yi ma yokk wala ma yokk okay we don't have time. December 15 come to Kenya. Yes. Thank you very much. My name is Yeah, thank you. My first question is, I know your album is talking about bringing things together. Yeah. What we mean by difference. Yeah. And again, you're talking about the issues of social life. Yeah. And Water. social amenities. Yeah. Again, Gambian musicians most of the time blame of not capturing the ordinary Gambian who is far in cattle, coin, the life they're living there. All we are talking about is electricity and water. And there are people down there who don't even, they don't even dream of electricity. They're living like that for the past 50 years since since the Gambia came to be. Yeah. What do you think? Are you thinking of within those lines, or do you capture these Gambians in this art? Because it's very important. We always concentrate in the combos and where light and electricity is. The other thing is you talk about lack of help in the Gambian music area. Recently, the tourism minister have given an ultimatum that Gambian music should be played in radios. At least 80% of music that should be played on radios should be Gambian music. I just want to know how do you receive this message, and how how do you take up this message, and how does it feel? Yes, that's a nice question. It would be very nice, and I was very happy to hear it. Like the minister said, we should play 80% of Gambian music. I was very happy. But I would be more happy if they practice it. Because we've been hearing this for so long, years, and still we are not collecting royalties from no one. We don't have anything. We just heard it like, okay, the minister said this, that, but they are not doing it. So we will be very happy if we see them doing it for us, because that's for us. We'll be very glad, and that's a development for our industry too. Okay, the second is like you talking about the people outside there or the up countries. They need electricity and they need everything, and since day one in the Gambia they don't have it. That's why I said Gambia, oh, the same thing. Hey, the same thing. Gambia, oh, the same thing. Like, it's the same thing. We have decided to change the government, and we change it, but still the system doesn't change. Still, things are getting more harder for the youth, elders, young people. They're all complaining still. It's very hard for us to be candid. If you say it or you don't say it, it's hard. That's why all this album, the concept, everything is talking about the Gambia. New Defarco, like, we need more road, New Defarco, we need more light, New Defarco. We need companies to employ youth so that they will not go outside, they will not sacrifice their lives to go and then die in this, you know what I mean? It's very sad. So, me as an artist, I only can do this to
you know, represent my people who are facing that difficulties in this country. And we vote for change. We fight for change. Okay, people like me and my crew, we sacrifice for this. Because the time people was running away, like people like Djibo Balagay, they run away, they've been like refugees to Senegal. We are here fighting this. And now we have it. We have that. But it's like, okay, lala mene, ñun ñoo fi falon nguur gi waaye amatuñu baat ci réew mi. Election la leen di xaar ba gaa yi wane soxla nañ ñu. Because we have our card. That is our power. So if I give you my card this year, you don't do what you're supposed to do for me, next time I give it to other one. That's it. So another one. Yes, Big Faa ñu dem nag ci Kocc Barma bu boobaa dina wan neen nag. waaw yaa ngi def liggéey bu rafet seen xarit seen mbokk Fatou Samba Gambian Talents TV Big Faa jamono ji li nga xam ne mooy wàllum artiste bi art bi ñu bëree bëri ñu ngi try waaye fan yi ki nga xam ne mooy ST toj na la maison soo demee before artiste yi Alien Franco rek la ñuy feesal ku ko feesal rek nga ne maa fi toj soo demee nag jamono ji ñu ngi wax fi nga xam ne mooy penc mi léegi nag ST yóbbu na leen si beneen anam bi nga xam ne nag mooy stadium ndax yéen artistes Gambien yi ni pare ngeen ku feesal li nga xam ne mooy stadium with standards déggu loolu lu ma la wax mais ne ñun dañ kontaan because ST exemple la wane noonu maanaam sot si la film bi dawagut film si boppam dawagut because Big Faa génne na fi anything musta am si Gambia bu mu sosoo ba tey comme génne benn sound mu boss in 24 hours ñëpp di ko déglu Facebook mag xale ñëpp after fan la mujjee dafa am foofu dafa tax artistes yi baay dafa tax artistes yi nekkul di def good sounds lii mel ne géej la ku nekk a sambal da nga dugal nga téye kobo kele téye waas kele téye carumbe nga téye barakuda comme ñankar sax ñeneen na ko de ti sipa moom su ma ko téye ba fray graw léegi loolu ñun daf ñoo yokka jom man maa la wax lii di nga gis ku feesal stade round Gambia te si Gambian artistes yi la moo nekk yee waaw Big Faa doguma la dégg neen sa si baati ST buñ ko invité si suñ biir kër bi moom mu ñëwoon na ne Gambian si dundee support rawatina nag business yi comme noo ko waxee ndax yow sa programme bi ñeneen business yi si ñu ngi support ak lan la Gambian si di expect si bés bi because ñu bari right now ñu ñoo seetaan ñu ngi wax fan ngay génnee yow foo bona gis nga man fu ma bona amut man dama toj bona moom baax la rek day seen toj moom rumbax lay def jaxasoo muy leer gis nga man la borom bagage su mun a enu bagage yi ba pare dëkka fan Talinding foofu la dëkka fekkee baax su fekkente ne artiste rek la Talinding ñoo fi jëkka def history defaat fi history kii nii Talinding la jógee Baye Babu moo fi jëkka dama bunti alliance Talinding la jógee time boobu kenn expectu ton ne musique yi Gambia mun naa def loolu playwood show bi dañ ñibbi so tey ST su feesalee stade loolu du surprise because dañ ko yaagaa liggéey mel ne la nun dan runga be ponde si musique bi xeebloon nañ ñu fii tuutiloon nañ ñu fii compagnie si faale wuñ ñu su fekkee international artist mooy ñëw ñoom ñoo dee njëkkalantu pour sponsor but ñun faale wuñ ñu waaye yàlla baana yàlla ngee ñëw gis loo ST lum def ëllëg si biir ndax ST dina dem muy beegu gaay du ko def te Big Faa ngee ñëw Birib mu ngee ñëw Birib mu ngee ñëw waaw it's like yow sa bés bi dafa war a share ak Sidiki Jobaate him being an international artist loo foog boobu li nga war a am si Gambian artist da you're going to have more proud than me gis nga this time around dama set exemple pour Gambian yi ñu gëm seen bopp ak ñu gëmul seen bopp because this is Gambia this is not Bamako man fii laa dëkka man ragaluma dara tous zéro ragal fii laa dëkka si réew mi ñun
Bamako hamuñu benn Gambian artist, which is a shame. Tey Sidiki war a ñëw fii Upper Big Faa doole loolu du suma gàcce de loolu gàcce réew mi la loolu gàcce dëkk bi la because dëkk bi su fekkee eewu nañ understand nañu Sidiki su fi ñëwee wala Michael Jackson lañu ee si baamel bi virib du former show yam bi because ñun Gambian si dofuñu dara jàpput ñun Sénégal sax xamuñu te Sénégal fii lañ dee méegee seen baax Nigeria amuñu benn Gambian artist te su ñoo ñëw fii dañ dee charge millions and millions te gars yi dañ leen ko jox ñu ñëw ñu play so this time around man maa bëgg a set that example comme su fekkee artiste dafa jógee si biti Gambian artiste di fi am programme kooku moo war a forma but du ñun man doo ma fekka suma kër di ma girim parame man la virib yow it duma kobo duma waas duma man jën bu wee la yow it this time around si la Gambian si di comme Sidiki su fi jóge suñ ko koolaatee pour Gambie daf leen ne non buka naa jee bote waaw yeah yeah, and it's a big challenge. definitely. The benchmark has been set by ST. Yeah. And then the other challenge is like my sister rightly said, the foreign artists is Have a also clash coming. day. I don't even. Yes. So but this is a reality that It's we true. have to mix. Yeah. So it's a big challenge. So it means you have a down thing that's accomplished. Definitely. So how prepared are you in terms of marketing, in terms of promotion, in terms of the logistics? Yeah. I'd like you to tell us something. Okay. Right now, I'm thanking God, Santa Yala, Santa Serituba, because all I need for this event, I think I am having it bit by bit from the support of my own people that feel me and then ready to support me, because I will not say we have companies here that support us like 100%. I only have Africell, and the owner is not even Gambian, but they support Gambian music like 100%. And we have our brothers here, our uncles and our fathers here, they have companies, they're not even looking to what we are doing. That's why it's very hard to challenge a foreign artist in this country. But thank God that our fans and our people start to understand that, yes, this is our thing. Like what happened to the stadium not long ago with ST. No one was expecting that from ST. And even some people were saying, yeah, ST, Esther Dafare, but you see, people understand now. This is our thing. This is Gambia, so we need to support Gambian artists or else nothing. That's why. And now I am really prepared, and Gambians know that Sidiki is coming, but I don't see that they have that taste. That I don't see that like Gambians are ready for Sidiki. All I see is Gambians are ready for New Defa. Yeah. Thank you, bro. Yeah, we have like 15 guest artists from the Gambia. Yeah. Like we have G, we have ST, we have T Smalls, we have Jali Madi, we have Mike Jada, we have Sophia, we have Jizu, we have this young artist, Muhaba Empire, we have Lil Ums, The list goes on. The list goes on. We have Sparkling Black, and then we have our elder brother, Tasman, the great thinker. And Daddy Boston. All of you know that guy, Boston.
and I myself, the man himself. Another one. Yes, sir. Yeah, your first album, if I could recall, Yeah. Halatal, did not make any impact in the market. Yo! Yeah. How prepared I are know where you come from. you? Sell this album in the Someone is behind you. Yeah. Like with Halatal, you know, it shows me the way. It shows me that, okay, you need to prepare, you need to work, and then you need a lot to put together, because that time I am from a record label that I have problem with them, and it was a police case, so it wasn't that cool, but I maintain it and then force it. But after that, you know, I start realizing that I need to, you know, take my time and then fix things properly, and I start believing in myself that I have to walk alone. I don't have to depend on no one. That's why the journey was so far and then so hard on me, because I take everything by my own. Because in the Gambia sometimes you work with a label and the ending will not be nice. A lot of artists work with labels here, and then the ending always, you know, the ending is always a problem between the artist and the label. So that's why Big Faa just sacrifice everything and put it in the music till today. I am not a new guy in this music industry. I have lots of kids that I brought up. They just blow up. People know them and they don't know me. Like by Babu, I used to write his lyrics. And then later on, he's bigger than me. Johnny Mardi, I used to write lyrics for him. And people don't know me. You know, I will not name all of them, but thank God, I was just, you know, comme nakalala ko muna wahe moy comme okay dama yalla mo def yoon bi mu démé nonu comme man tamit ma wara face lolu nonu yépp and then yaga bi yépp, but yalla dafa hey bena bes mu joma anything ma faté those 10 years back. Yeah, this is music and we have long way to go. So amut yakamti dama gomon ne amut yakamti dina musa aga te alhamdulillah. Yeah, let's just go with one more question and then everything needs to be cleared. no, but we don't have the whole day. That's my second album. Yeah. So let me also put my voice into it. Yeah. Jibril Fall. Yeah. Huh? Yeah. Learn the tribalism. Let me not ask in English. Yeah. And that is something go happen. When this guy got his show at the stadium, Yeah. he's like the artist. I will not mention the name. It's G. No, let's go straight to the point. Right now, people didn't come here because of Unita for hate SD. But all I have to say is, fans need to understand, this is us. This is music. We are artists. We throw shots to each other, and later on, we share one mic, we share one stage, we share one studio. So let people not, they need to understand this. This is not tribalism. And people shouldn't bring tribalism in our music industry. We're trying to fix this. We don't even have what we need. So if they bring tribalism here, right now we will have problem because we will not go. ST will not go, G will not go. And no one else will not go. So let's, fans, please understand this. This is music. This is rap music. It's hip hop. We all doing. We diss each other. We fight. And next minute we do things together. Not that, okay, me, I don't see G as a hater. No, he said his opinion. Like Big Faa says, his opinion in this country. I think the country is bigger than ST, and I said my opinion in this country. And no one said that I'm a hater.
So when Jibu said his opinion, that's his opinion. Because it's industry. You have the media. You can go to the media and say whatever you want to say. And then I clarify myself. And life goes on. Definitely, this is not nice. Let the fans stop this. They need to understand. They need to understand. The last question is advice to the youth. What is your personal advice to the youth? From music, news and fans here. It's a transmission of message. Yeah. Only what's going on my message. Because we are writing as journalists, we blast the government, we go to radios, we hit them hard, they hate us, but at the end of the day we are surviving. Definitely. So this is hard, the music is money. Yeah. So how can I captivate artists in America to see that this boy has a message, he needs support, you pull up. No advice to the fans and the youth here. Last question. Okay. What I have to say is, first of all, you have to believe in yourself. You don't have to copy no one. You don't have to wait for no one. You have to do things by your own way. And then believe that you can do it. And contacts can come anywhere in the world because this is music. It goes sometimes you can see someone here, everyone will be saying, Ki, munu dara, and then ga jiki nga gis ko mu blow up. So, man lumawa youth see. All the time, let's come together, let's fight together, and then let's build our country together. No hard feeling, no tribalism, and then no segregation. Please, artists come munuñoo nekk together 100% wala come ñu melni Cepe ak Far. No, because music ngay def, music lay def, mun nga blow up, man blow ma up, munuñoo nekk in xam nga. But we are all the same. At the end of the day, we are all Gambian. Yeah. Yeah. Allow him. Yeah. Alright, go on. Yeah. CDs. Wow. Yeah. Wow. So yeneen dëkk yi nga lay gis artiste suñ play music bi dafay am connexion ci loolu. Am na fi loi bi am na fi waaye dox loolu si loolu la wan ni mooy ne comme okay, even our own government, they don't put their hand in this music industry like they're supposed to do it. Because so them in Nigeria, Senegal, wala ni, send government bi, send policy, ñoo yor loolu, so defee lifin, dañoo ñëw ñu arrest la. But fii kan moo la arrest? Artist bi sa mun naa ñëw ba yow si yow sa mu wax nga saaga ko, du si mun anything. Because government bi ñoo wonewul example boobu ne ñii dañ leen war a respect, ñii ñoo moom lii, ñii nii lañ leen war a taxalee, radio bu play sa sound dañ la war a fay, TV bi suñ play sa video dañ la war a fay, and then club bi dañ la war a fay, bar and restaurant bi dañ la war a fay. Loolu moo tax ñun ñu sonna because kenn du ñu dee fay si loolu. Lan la ñu dee def? Show lañ dee def mun a am xaalis. Show yooyu noonu tey benn nga ko mun a def the mega event benn yoon si at bi soo ko defee ñaari yoon ñu ne kii daf ñu bugg a yàpp. Ñun dañ soxla waaye dañu government bi dimbale yërëm leen ñu. Su ko defee nag wasalaam maa leen di tàggatoo Gambian Talents mun ngeen a fay. Yes, yéen a ko gis gars yi Big Fall